salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen ñu taamu di seetaan ci seen site chroniquetv.sn tey nag ñi ngi fii dellusiwaat ci seen show de Nita ngeen ànd ak Sister Nita ak madame Amar nekk nii sama côté droite macha allah di nuyu ñëpp di ziar ñëpp madame Amar maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la bëggee bu baax. salaamaaleykum Nita maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci seen site Chronique TV di am mbégte bu baax ànd ak yéen ci seen émission les shows de Nita. waaw madame Amar tey nag suñu waxtaanu tey dafa nekk waxtaan boo xamante ni waxtaan bu nar a am solo la waxtaan boo xamante ni bu lëmbee àdduna la waxtaan boo xamante ni ñëpp ñu ngi koy jooy macha allah tey loolu la ñu war a waxtaanee show de Nita dañ doon teg di bëggal xarit yeeg soppe yi di leen defal yu baax macha allah ñu koy gis tey nag ku ne xam na ne ouverture des classes jot na le 5 octobre la école ubbi 2018 te dafa am problème yoo xamante ni xale yi ñu ngi koy jànkonteel mu di lan extrait de naissance Mariam lan nga ñuy wax ci loolu sàggante bi nga xamante ni parents yi dañ koy am seen doom yi du ñu am extrait de naissance te yàlla def na boo juddoo dañ lay ngénte defar ak yow ak teranga yu baax macha allah extrait de naissance nga xamante ni maanaam déclarer sa doom du la dikkee dërëm Mariam lan ngay wax ci loolu madame Amar. Nita loolu day lu am solo la parce que bu ñuy wax acte de naissance maanaam mooy kayitu juddu te xam ngeen ne xale bi bu juddoo déclaré ko mu daal di am ay kayit yu valable day daal di loolu loo xam te lu am solo la ci moom da koy jariñ ëllëg mais boo ko xañee rek daanaka xañ nga ko àdduna parce que xale bi nga xamante ni dafa juddu war a am ay papier yu légal war a mën a dugg école war a mën a voyager ëllëg war a mën a dem jiitu ëllëg nga xañ ko ay kayitu juddu xañ nga ko àdduna Nita. waaw ba tey ñi ngi fii ci seen plateau ngeen ànd ak madame Amar ak Sister Nita ci show de Nita lu am solo parce que parents yi dañuy gis benn sàggante boo xamante ni dañ koy def majeure partie loolu ci góor ñi jigéen ñu ci bëree ngi nii di ñoo déclarer seen ay doom yow góor war nga mën a jël sa responsabilité yow yaay papa yow yaay kilifa yow yaay ki nga xamante ni moom mooy kilifa kër gi yow normalement yaa war a mën a déclarer sa doom parce que bëri na problème yoo xamante ni day am ci néegu sëy yi lay am muy xale yi ñu déclaré wul wala nga nekk ak sa jabar ci biir kër ngeen di dund macha allah yàlla def ngeen divorcé bàyyi tuuti tànk boo xamante ni 1 an lay am wala 2 ans yow boo dee jigéen sa xel sëgg loolu da ngay daal di gàddaayu ak xale ba. donte amoo déclaration déclaré wuñu xale ba yàlla def ngeen divorcé sa modumat nga daal di am beneen borom kër mer mën na la taa topp nga def loo xamante ni naka sudul noonu war nga ko mën a def yàlla boo amante ni koo xamante ni benn monsieur boo xamante ni bëgg nga ko loolu mu daal di lay détourné nga def erreur bi mooy lan nga jël sax doom déclaré ko daal di jël turu xale boobu def ko ki nga xamante ni moom moo la takk ci turam loolu mu nekk erreur lan ngay wax ci loolu. lu doy waar Nita parce que xale bi moom dafa innocent ndax bu fekkee ne dafa juddu ci fu mu war a juddoo waajur yi bu ñu amee problème war nañuy bàyyi xel bu baax ci xale bi parce que du fekkee ne dañoo am problème rek ñu daal di mer ba daal di lor xale bi li am solo ba am solo mooy bu xale bi juddoo balaa ñuy def dara nañu jël papier yi ñu leen di jox ci hôpital ba daal di déclarer xale bi ca mairie ba état civil ba ñu daal di koy enregistrer mu am nom bu légal xam nga am ay papier yu légal ñu xam ne ci citoyenneté bi mu bokk xam tamit ci famille bi mu bokk loolu dafa am solo loolu mooy identité xale bu fekkee ne waajur yi nag dañoo am problème ba daal di mer loolu xale bi rek la ñuy lor parce que tôt ou tard dafay soxla ay papier wam moom nag xamu ci dara bu demee ba màgg nag lay mere ay waajuram parce que liñ ko xañ mooy lu xamante ni lu rëy la mu war a dugg école du ko mën nga gis koo xamante ni day dugg école dem ba war a def certificat entrant ñu ne ko du fi parce que amoo ay papier loolu dafay metti ci xale bi mu xam ne ñi mu duggandooloon école dem nañ ba raw ko moom ndeysaan mi ngi deltu ginnaaw parce que amul li ko war a jëmale kanam xañ nañ ko ba mu juddoo bu ñu demee ba koy defaral tamit mu nekk loo xam ne lu tôt ou tard lay doon day fekk ne dañ koy defalaat jugement wala fi mu toll nii ñu wutal parent bi nga comme ni nga ko waxee léegi ki nga xamante ne ni mer na ba am beneen borom kër dem déclaré ko ak beneen borom këram boobu mu amoon xañ ko paayam bi nga xamante ne ni moom moo ko jur ñu defal ko yeneen tur loolu lu doy waar la te lu ñu war a mën a bàyyi xel la di tax. waaw c'est vrai madame Amar li mu wax am na solo trop macha allah waajur doom dina amel ak waajur waaye tamit waajur dina amel ak doom ndax dara gënul neex sa joom daal di juddu nga daal di koy déclarer jox ko sa tur fépp fu mu dem du fa am problème bëri na mag ñoo xamante ne ñi ngi dox ci dëkk bi di dox valable ñu amuñu pièce d'identité da ngay dégg sax ndeysaan am na ñoo xamante ni dañuy am 30 ans 35 ans nekk ay magum jëmm boo leen laajee ñaata at la am dan naan la jamonoy taw bële laa judd jamonoy mu wax la période boo xamante ni yow da ngay xam ni
kii xamul ban date la juddu donc mu nekk boo xam problème boo xamante ni société bi dañ koy dund nañ ci bàyyi xel bu baax parce que aussi xale yi ñoom ñooy yori réew mi ëllëg. am na ñoo xamante ni aussi pour seen extrait de naissance dañuy déplacé wu par exemple nga juddoo Dakar soxla extrait ñu affecté le Saint-Louis nga soxla extrait da ngay ñëw Dakar defar ci extrait te aussi Mariam lenn laa bëggoon xam pour affaire déclaration naissance yi est-ce que da ngay fay. waaw loolu Nita jàpp naa ne loolu doo ci fay dara maanaam tey xale bi bu juddoo ca hôpital bu mu juddoo sage-femme bi médecin yi ñi ko xamante ni ñoom ñoo chargé woon ci moom ba mu amee doom kayit gi ñu koy jox da koy yóbbu état civil ñu déclaré ko loolu je pense que timbre bi nga ciy dagg du la dikk dara même bu fekkoon ne loo xam ne da nga ciy fay la lu bari sax jar na ko ndax avenir u xale la bu fekkee ne nag dem nga ba te yaakaar naa ne loolu doo ci fay dara nga lijjantil xale bi ay papier mu am ko ci gratuitement mu xam ne dina ko lijjanti lu bëri ci àddunaam loolu lu am solo la Nita nañ ci bàyyi xel bu baax. lu am solo la tax na loolu demoon nañu defar leen benn micro trottoir xool ñi nga xamante ne ñoo di askan wi nan la ñuy dundee loolu ak bon conseil la ñuy jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy waajur yi ñu dem dellusiwaat fii si seen plateau ngeen ànd ak madame Amar ak Sista Nita ci seen émission show de Nita. sama nen jàngal na soo magee imposé. waaw mais loolu dafay am. parce que am na ñoo xam ne maanaam dañuy juddu seen baay du fi nekk seen yaay moo fi nekk maanaam seen baay tukki wala nekk faneen seen yaay maanaam def maanaam négligé boo xam ne fi mel ni maanaam loola papier yooyu duñ ko mën a lijjanti dañuy xaar seen baay ñëw lijjanti man mi dal na ma parce que sama soxna ak 86 dama fi jógoon maanaam tukki. bi may dem sama soxna presque mi ngi nekk ci ay 4 mois 5 mois bi mu juddoo man nekkuma fi sama soxna demut lijjanti papier yooyu 86 ba 87 ba 88 ba 93 bi ma ñëwee laa soog a lijjanti papier yooyu parce que kooku toujours maanaam xale bu juddoo liy yoon bala ngay génn hôpital ba. bu defee 2 jours war ngaa mën a dem liggéeyante ay papier am parce que jamono ji ñu toll fi mu ne actuellement fi mu ne ku amul papier amoo dara. ban solution ngay joxe yéen pour ñaax askan wi ngeen ñu gën a xam. waaw mais maanaam pour ñu jëm a liggéeyante loolu rek képp koo xam ne fi mu ne maanaam da ngaa juddu boo juddee génn ci hôpital ba ñoom waa hôpital bi dana la jox benn papier carnet boobu carnet bi ñu la jox dama yaakaar ne fi mu ne nii avant maanaam ngay liggéeyante ay ngénteeg ay looy liggéeyante war ngaa mën a liggéeyante papier bi moom moo nekk première nga liggéeyante papier bi dem mairie liggéeyantal ko kayitu juddu man mooy sama xalaat. pour man loolu c'est une faute grave des parents parce que aujourd'hui xale moom bu juddoo identité mooy extrait de naissance déclaré xale boo ko déclaré wul existé wul donc c'est une faute grave te lu metti la daal ci doom biñ koy def. ñàkk extrait ci xale bi lan la ko mën a jural. li mu ko mën a jural aujourd'hui mooy déjà du am identité légale de la loi bu feebaree buñ ko waree yóbbu faji ko kenn mënu ko déclarer en tant que enfant pour protéger ko benn ñaar école bu ciy jàngi par exemple là mën na jàngi mais je pense que xale bi bu demee parce que liroon naa benn documentaire dans ça xale bu demee ba am war a def examen te amul extrait dañ koy recaler donc après xale bi doo xam dara koo xam ni jàngul surtout ci jigéen rawatina ci jigéen boo jàngul ba amoo dara parce que mënoo am liggéey mënoo am dara da ngay dem sëy toog doo liggéey waaw état bi je pense que ñu ngi ciy dox ay jéego parce que récemment li ma liiroon ñu ngi ciy dox ay jéego parce que j'ai vu que ñu bëri dañuy dem ci proximité yi ci wetu village yi nga xam ne dafa sori pour aider état bi pour ñu kii loolu quoi pour ñu jéem a revendiquer loolu et tout mais fi ma ñi may gën a waxal mooy yaay yi parce que yaay mooy àdduna yaay mooy lépp yaay mooy jàppale doomam donc yaay nañu fexe ñafe boo accouché au bout de je sais pas moi benn 1 mois mu nga jaayante ko metti na surtout pour ñu nekk au fin fond du Sénégal yi nga xam ne amuñu mairie seen dëkk et tout mais nga jaayante ko voyage dëkk ak dëkk dem déclarer sa doom parce que pour yow la dootu sax pour papaam pour yow la parce que suba xale bi bu mënul lenn dañ naan yaay donc yaay nañ ko ñafe quoi bu ñu xaar sax état nañ ko jaayante. bon déjà xale bu juddoo te amul kayitu juddu xale boobu existé wul xam nga nit bu juddoo lu koy mandarga pour mu nekk nit mooy il faut mu am kayit bu juddoo amul kayit nag nekkagul nit balaa muy nekk nit day am kayit nga xam ne dañ ci mën a teg baaraam ne duut kii mooy papam kii mooy ndeyam
loolu nag ñàkk déclaration nag xale dara du dara lu dul question de négligence la càgganteef rek la boo xam ne après ala kuli ale du mos a lor baay ji du mos a lor ndey ji waaye nag doom ji boobu dina ko lor ndax dina fi ba tàyyi ay xale yu dem ba CM2 war a def entrée en sixième certificat ñu ne ko de yow mënoo def certificat mënoo def entrée en sixième ndax amoo ndax si kayit baaxut parce que parent dem na ba xam ne dafa yéex a déclaré donc finalement day obligé dem ut ay kayit taqale mais ay kayit yu faux mais kayit yu faux yu am na fu muy toll fu ñu eggee dañ gars yi day naan kii xamuñu ko fi newu fi wala xale boo xam ne dama extrait di jàng ba CM2 war a dem un jour uti extrait ñu ne ko fooy uti mu ne Grand Dakar bu dem Grand Dakar bu ñëwee ñu ne ko yow nekkuloo fi donc ce qui fait que ne loolu pertement bu rëy la pertement bu mag a mag la et loolu nag lu ñu war a bàyyi xel la parce que yow bu juree sa doom dafa am ay ak yelef yoo xam ne moo ko moom yow bokkuloo ko moom yow mi di bàyyam am nga say ak am nga say yelef waaye mu di xale ji moom am na ay ak am nga yelef te donc bu ci njëkk nag ci ak yëpp moom la UNICEF wax moom la déclaration convention sur les droits de l'enfant wax CDE bu ci njëkk mooy le droit à une identité dafa am identité donc léegi nag kooku bu amul identité dina dox ba un jour loolu ala kulli ale par force dina ko mos a dab moo xam CM2 la moo xam terminal la am na ñoo xam ne dañu sa bëgg a voyager sax waaye duñu mën a voyager parce que mu ñu bëggee voyager dem uti ay passeport ñu indi extrait mu ñëw bon voilà ñu ne ko yow mënoo voyager mën a gën dëkk am naa benn xarit boo xam ne temps yi passé dem na mu ngi France moom sax voyagé na parce que amoon na carte d'identité mais bu mu ñëwee bëgg naturel ut certificat de nationalité parce que toob la takk dañ kaa ne yow mënoo am nationalité parce que sa extrait baaxul donc on est obligé léegi il faut mu dellu ci juge ba te nag extrait boo koy ut bu demee bay ut extrait ba yenn âge nga war a ut extrait ñu war la bind ci registre yi da ngay toog juge bi toog te nag di leen la ay audience yi dul jeex la di nga ñëw ñu renvoyer la nga demaat nga ñëw ànd ak say seede donc coono boobu yëpp nga xam ne day duré weer nga ñëw jàkkaarloog juge bi parent bi sa boppam jàkkaarloog juge bi jàpp ko di ko xas yu metti di ko xas xale bi di jooy fii parce que dafa waroon def bac te mënul def bac donc coono jooju ak gàcce boobu yëpp vraiment il faut ñu koy artu il faut ñu koy antu. lan ngay ñaax askan wi ak état bi tamit lan la mën a def pour ñu sensibiliser. état bi li mu def lu mu mën a def mu ngi koy def mooy sensibilisation bi. mooy campagne de communication ñu ngi koy def maintenant parents yi rek ñoo war a daloo seen xel rek te bañ a négliger effet bi parce que effet bu garaaw la ñu bëri dañ koy sofantal mais bés boo ci amee problème di nga xam ci nga door a xam lan moo ci nekk boo demee tribunal Dakar chaque jour am na audience boo xam ne si loolu la juge dañoo wax ba sonn mais gis nga parents yi mën nañ tax ci sax jooy bu ñu paree génn pare nañ ci demaat amaat beneen doom toog encore ay 2 mois 3 mois door ko déclarer c'est pas normal. donc yéen a ko déggandoo demoon nañ leen seeti ñi nga xamante ni ñoo di askan wi parce que bu ñu defee plateau bu toll nii macha allah il faut ñu laaj askan wi ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci dëkk bi seen xalaat ñu mën ñu wax ci seen xalaat. Mariam madame Amar pour entrer en sixième je pense que avant nga koy def dañu lay laaj extrait de naissance BFM tamit aussi booy def bac fan nga koy gën a soxloo fan la amee solo bu baax. di nga xamante ne nii boo demee ba toll ci def certificat entrée en sixième ñu laaj la extrait de naissance amoo ko examen boobu moom raté nga ko doo ko def da ngay dem di xaaraat wala ngay daw di wutiwaat BFM naka noonu de même que baccalauréat lépp loo ciy def rek da ngay joxe sa extrait de naissance te tamit aussi li ci am solo ba am ci solo mooy su fekkee ne amoo ko wala nga dem ñu def déclaration tardive nga am jugement mën nga dem sax amaana numéro bañ lay jox du doon bu baax nga war a def extrait wala nga war a def examen autant pour moi ñu laaj la extrait nga dem di daw di wuti te extrait ba ngay joxee dafa war a nekk 3 mois la war a am nga dem amoo ko loolu yaakaar naa ne war nañ cee bàyyi xel parents yi war nañ cee jóg bu baax dimbali xale yi ci loolu nita c'est xam nga li ma ci gën a métti mooy sénégalais dafa bëgg lëbëj maanaam bu def daree jotee ñoom duñ ko def ca ba muy moom dañuy bàyyi ba mu paase parce que doo am sa doom déclaré woo ko mu toog 1 an 2 ans nga bëgg dem tribunal fekk leen ñuy liggéey nga bëgg leen perturber extrait laa bëgg boo dajee ku ci mel ne Toumane wala Moussa Ndiaye wala ku ci mel ne Assane ni la jox ma foofu dara teg la dil triande la nga yaakaar sa doom mi ngi ci registre ba ëllëg nga soxla extrait de naissance da ngay jaaxle parce que foo mënti dem di wut extrait dañ naan la sa tur nekkul ci liste bi déjà boo ñëwee ni waa ji mu ne xaw ma la da ngay indil sa bopp problème lor sa doom lor ki nga xamante ni mooy préparer classe d'examen kon donc nañ ci bàyyi xel bu baax nañ teg lépp ci yoon
madame Amar beneen bi mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk ci sous-région yi parce que xale yu bëree ngi nekk ci ay yenn dëkk yi amuñu extrait de naissance moi je pense que ni état bi war na gën a xoolaat ci loolu ñu sensibiliser nit ñi ba xale bu juddu ñu déclarer la wala sax gisoo ni bala ñuy génn ci hôpitaux yi ñu déclarer leen foofu loolu gënul woon koo xamante ni moo leen di représenter koo xamante ni day nekk ci mairie bi gënul yomb. loolu yëpp ay solution la Nita loo xamante lu jariñ askan wi la ndax xale bi nga xamante ne ni dafa juddu war a am extrait amu ko surtout ci région yi nga xamante ni mooy les régions les plus reculées ñi gën a sori ci àdduna bi ci biir Sénégal laa bëgg a wax ñooñu su fekkee ne am na ci ñoo xamante ni du négligence ñàkk a xam la ku leen xamal dëgg njariñu extrait xale bi bu juddoo dafa war a jàngi dafa war a liggéey dafa war a def lii ainsi de suite ñu xam ne lii seen njariñu doom la amaana dinañ ci càggante ndax ëmb metti na lool boo sañoon boo amee sa doom bu juddoo kenn du ko gën te yaakaar naa ne extrait de naissance ku ko xañ sa doom rek xañ nga ko lu rëy léegi nag comme ni ñu ko waxee rek daal di leen di sensibiliser jàpp ci bu baax xeex combat bi mu daal di fiy jógee nga xamante ne ni képp ku xamante ne ni sa doom juddu na rek li nga war a def mooy nga dem déclarer ji ko ci dimbali ko ci li mu war a am dimbali ko ci avenir am ngir mu mën a jariñu ëllëg. waaw da ciy baax macha allah madame Amar wax ji am na solo xam nga li may neex ci man da ngay xam fii xasan nga koy wokk te da ciy baax xam nga sénégalais dafa bëgg kuy toj yax bi ku koy xamal li nga xamante ne moo nekk ca biir comme ni nga ko waxee rek ëmb dafa metti jëm jur sa doom 9 mois benn jour jot xaw laa rey eggaleel yéene bi rek wutal ko extrait de naissance fii toj Sénégal jëm kanam nañu macha allah donc pour ñeneen ñi nga xamante ne aussi ñoo nekk ci réseaux sociaux yi nañu sensibiliser nit ñi pour xale yi am extrait de naissance képp koo xamante ni sa doom juddu na nga mën daal di dem mairie déclarer ko doo fay dara da ngay dem ñu déclarer la sa doom ndax ëllëg nga bañ ko lor madame Amar yaa ngi fàttaliku daaw bi ñu demee woon tribunal macha allah xale bi nga xamante ni moom dafa waroon def examen ñu koy juger yàlla def mënul def examen juge ba muy jooy fu mu la fekk. Nita loolu lu doy waar la ndax loolu yaakaar naa ne képp ku mu fa fekk sax sa xol dina tooy ndax xale bu toll ci di jàng di yeewu fajar di jàng dem ba war a def examen baccalauréat ñu ne ko say papier baaxul mu daw di ko wuti ñu jugé ko ne ko papier yi baaxul te effectivement loolu tamit yoon la wax dëgg yàlla muy jooy loolu ku mu fa fekkoon sa xol dina tooy Nita lu doy waar a ngi noonu kon loo tax war nañ cee bàyyi xel bu baax jàppale xale yi ngir loolu di ko éviter daal ci jamono ji ñu toll. loolu demoon nañu seeti benn école boo xamante ni ñu waxtaan ak ki nga xamante ni moo fa nekk mu nekk coordonnatrice su école ba waxtaan nañ nag ak moom mu wax ñu li nga xamante ni moo nekk ci biir lépp. Alors je sais pas si j'ai véritablement des conseils à donner, mais en tout cas c'est quand même très très important que chaque enfant ait sa pièce d'identité à lui, parce que peu importe ce qu'il va faire dans la vie, quand il ira aux études, quand il voudra passer son BFM, son n'importe quel diplôme, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger, on va leur demander d'avoir ses papiers. Donc vraiment, je pense que depuis tout petit, il est vraiment nécessaire qu'un enfant puisse avoir ses papiers sur lui, y compris quand il voyage avec sa famille, quand il se déplace dans le Sénégal et en dehors du Sénégal d'ailleurs, parce que très souvent, on nous demande nos papiers et on a besoin de les avoir. Je pense que c'est bien mieux. madame Amar dafa mel na am na luy waaj xew noonu madame Amar bàyyi la nga jox ma. dëgg la Nita xam nga show de Nita moom yamul ci dafa boole utile ak agréable des fois musique yi fii des fois thème yu am solo ci loolu nag mois bi ñu nekk mooy mois octobre rose ku nekk xam na ko dinañ leen ci amal jàngat mu am solo sensibiliser askan wi ñu dem defi dépistage cancer du sein parce que mois bi ñu nekk ku ne xam na ne mois bu am solo la prochaine numéro incha allah ci loolu la ñuy ñëw di wax nag suñu mbokku internet yi ak ñi nga xam ne ñoo seetaan seen site internet Chronique TV Chronique SN ak sur Facebook bu leen fàtte di like comme ça ngeen di mën di seetaan émission bu nekk ak numéro bu nekk di joxe seen i commentaire ak seen i laaj bu ko defee ñu dugg ci dëkk bi di leen indil li nga xamante ne nii moom ngeen di soxla. waaw nee naa leen day neex man ak madame Amar fu ne la ñuy dem dinañ dem camp pénal dinañ dem rëbës li nga xamante ni moom la askan wi di jooy ñi nga xamante ni moo di détenu yi lépp dinañ leen ko indil ngeen ànd ak Sister Nita ak madame Amar bu ñu jógee foofu parents yi aussi yaakaar naa ni waxtaan bi tey dafa ala daw me macha allah lan nga ciy dolliwaat madame Amar. waa xanaa rek Nita di gën di ñaax rek encore parce que man dama fonk xaleel dama bëgg xaleel te wax dëgg yàlla bëgguma benn xale di tumuranke ma sañoon daal xale bu xamante ni nii judd na rek ñu daal di lay déclarer nga am say droit xam ci nationalité bi nga bokk xam famille bi nga bokk
xam sa tur xam yow yaay kan xam ne fii nga voilà parce que mën nañ ne extrait de naissance excusez-moi mooy gëdd nit ki parce que foo dem li nga bëgg a lijjanti di nga ko lijjanti boo ko amul mi ngi mel ni amoo valable en quelque sorte doo mën a am carte d'identité doo mën a am sa carte d'identité nationale doo mën a dugg école wala boo lijjantee ba dugg école it amaana ba waree def examen doo ko def di nga bëgg a tukki doo mën a tukki di nga bëgg a lijjanti leneen ak leneen bëri na te doo ko mën kon nag ci loolu ñu ngi gën di ñaaxaat suñu mbokku parents yi surtout jigéen ñi yaay dafa sonn boo juree sa doom balaa ngay génn hôpital fexeel lijjanti say papier dem état civil déclarer sa doom doo ci fay dara lu ngi ciy fay lu néew la bu dee da ngay fay lu néew ngay fay nga daal di lijjanti sa papier yi doom fu mu bëgg a dugg fa lu mu bëgg a lijjanti mu lijjanti ko loolu am na solo Nita. waaw da ciy am solo bu baax donc yéen a ngi noonu yéen a ko déggandoo yaay yi la ñuy wax dëgg la góor ñi aussi nañ ci jàpp bu baax parce que yow mi nga xamante ne da ngay góor ngay xëy di liggéeyi bàyyi fa soxna si biir kër gi soxna si mënul dem di déclarer xale bi yow góor nga la waay yaa war a dem nga déclarer sa doom parce que dëgg la nañu yërëm jigéen ñi bu baax ci côté boobu di leen jàppale bu baax beneen bi mooy pour ñi nga xamante ne ñoo nekk ci sous région yi yal na leen yàlla may gudd fan gu ànd ak wér am nañ ci ay xarit yoo xamante ni macha allah dinañ fa dem xam naa ci biir semaine bi waxtaan ak moom defaat yaatal parce que lii duñ ci tàyyi école mi ngi soog a ubbi boo demee ci mairie yi day fees dell ak nit pour ñi nga xamante ni ñooy wut extrait de naissance day am solo bu baax donc mu nekkoon seen show de Nita ngeen ànd ak Sister Nita madame Amar lan ngay tàggoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñi nga xamante ne ñooy suñu soppee ñi nga xamante ne ñooy femme chic parce que femme chic dañ leen di remercier parce que foofu samay xarit yu baax ñoo fa nekk ñoo xamante ne dañuy béggee Sister Nita ak émission bi lan ngay waxal waa femme chic ak ñi lay seetaan yëpp lan nga leen di tàggoo. di leen sant rek bu baax di leen gërëm ci topp gi ñuy topp saa su nekk di leen wax rek ñuy gën di aimer page bi comme ça ñuy def seen i commentaire di laaj seen i laaj foofu ay jigéen yu am fulla am fayda macha allah ñoo fa nekk comme ça lépp loo xamante ne rek thème boo xam ne rek ñoom bëgg nañ ñu farañ fàcce ko fi seen plateau les shows de Nita ñu daal ci dem ak ñoom ba mu jeex. waaw daf may neex yéen a ko déggandoo donc ñu jox leen rendez-vous samedi incha allah ngeen ànd ak Sister Nita ak madame Amar ci beneen émission ñu daal di jàkkaarloo askan wi waxtaan ak ñoom daf ñuy neex sama gars yi bégee.